Bonsoir tout le monde. Le petit réglage et j'arrive, hein. Non, non, non. Bonsoir, chers internautes. Bienvenue sur le live surprise de ce soir et nous allons parler de comportement du consommateur. Ci kàllaamay Kocc nag cette fois-ci ci kàllaamay Kocc maa ngi door di nuyu est-ce que yéen a may dégg maa ngi très bien maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ci géej déggante gi géej gisante gi c'était l'effet du Ramadan mais là je crois que jeex na ba pare. On peut maintenant commencer les lives. Merci de vous connecter et de suivre Marketing TV Monde. Là, on va faire un live spécial sur le comportement du consommateur. Dans un moment rek moo commencé Voilà. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yéen ñi seetaan Marketing TV Monde maa ngi commencer d'abord di leen jaajëfal di leen jégalu tamit ci gëj gi ngeen gëjee gis live yi ci Marketing TV du woon dara lu dul dañ doon defaraat toogaay bi yàlla dafa dogal ñu nekk ci secteur boo xamante ni bii day daw muy màllum digital mu laaj nag fu ñu toll rek ci yeesal jumtuwaay yi di jàngiwaat di gëstuwaat ngir bañ ñu romb ñu su nekk ni nag jàpp naa ne am na ay jéego yu gën a mag yu ñu defaat ci mbirum live
tey moom mën naa ne nu ñu neex mën nañ koo laaj macha allah di ci sant suñu borom di ko ci gërëm itam. tey dama bëgg ñu waxtaan ci ñu def benn live bu ndaw rek bu gudd lay nekk sax mais damay def tamhid bi comme on dit en arabe damay def introduction bi après ma ñëwaat nag xam naa ne fan yi ñu jëm bëgg naa nag di régulier xam naa dinaa jokkoo ak Moujtaba su ko defee moom it mu jël soit ci mardi xam ngeen ne moom ku sawar la ci wàllum partage dinaa jox ko moo xanaa mu commencé waat ñu ngi jaajëfal tamit suñu mbokki rajo Atlantique FM bi nga xamante ne bii xam naa dinañ continuer waat reprendre waat tamit émission yi ñu fa doon def ginnaaw ñu nekk ci rajo di nekk ci télé aussi mooy li ma leen wax rek day laajte des fois une formation régulière ngay dem di gëstu di ngeen xool bu baax ci kanam ci écran bi nga xam ne am na ay jéego yu rëy rëy yoo xam ne def nañ ko ci wàllum live waaw loolu moom nekkul ci lu ñuy wane lu ñu maîtriser fu nekk ne moom mën nañ ne live moom am nañ ci une maîtrise parfaite maa ngi leen di du tax nag ñu bàyyee suñuy loxo dañuy gën di jàngiwaat di ñëwaat di leen gën a bett di leen gën a indil yeneen i fem tey dama bëgg ñu waxtaan mu ndaw ci comportement du consommateur waaye ñu def ko ci wàllum kàllaamay Kocc Cheikh Moubarak maa ngi lay nuyu. aji jëfandiku ji dafa am doxalin wu muy doxale doxalin boo xamante ni bii léeg-léeg day gudd léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu bëgg léeg-léeg mu bañ léeg-léeg mu nar mu nekk loo xamante ni bii yow mi nga xamante dangaa nekk di yëngatu ci wàllu marketing boo ko xamul mën na laa indi ay gàllankoor ci sa wàllu liggéey loolu moo tax ba bëgg a reprendre dooraat chapitre yi nga xam ne ñoo gën a saillant ñoo gën a mag ci wàllu marketing teg ko di ko toj ci diir bu yàgg ci kàllaamay Kocc ba mu leer ci suñuy yuur comportement du consommateur mooy ni consommateur bi ci doxale bala nga xam nag ni muy doxale day laaj ñaare nga taxaw xool wala nga taxaw déglu wala moom ci bopp mi nga xamante mooy consommateur bi nga laaj ko ne ko sëñ bi yow mi aji jëfandiku ji lan moo sabab lii comportement du consommateur bala nga koo xam dafa am ay parties yu bëree yu laaj ay leeral mooy d'abord bu nekkee ci biiru ak kër wala ak njaboot wala ab groupe day laaj ñu xam kan mooy bokk ci dogalu jënd wala ñàkk jënd bi ñooñu juróom lañ jëm ba juróom benn dina ci dikkaat ci kanam tuuti buñ gëstoo loolu ba pare ñu xool mboolem yi nga xamante ni bii mën naa ànd mën naa bokk mën naa sabab nit ki di jëfe nii wala muy jëfe na buñ jógee ci loolu ba pare nag ñu xool tamit wàllum jënd yenn xeeti jëndin ñoo ci am
dinañ dellusiwaat ci xeeti jënd ya Henri Assayel waxoon buñ fa jógee ñu yeesalaat ko boole ci wàllum internet parce que tey ji kenn sañu te jënd te demoo xool ci internet wala nga jëndee internet loolu tax comportement du consommateur bi évolué na kon dinañ dikk ci Henri Assayel waxoon ba pare yeesal ko nag boole ci jënd gi ci wàllum internet ak wër information yi aji jëfandiku di wër information ci lii di internet ni ko Assayel waxe woon dinañ génn ñeenti xeetu jëndin ci internet gi tamit dinañ génn ñeenti xeetu jëndin waaye ngir leeral jëndin gu mujj gi nag day laaj ñu xam ki jënd ci yan phase lay jaar yan étape lay jaar yan escalier lay jaar ba àgg ci jënd jëfandiku ba pare tamit nag xemmeem wax ba xam bég na wala bégut kon fi may tàmbalee mooy dama bëgg ñu waxtaan d'abord ci maanaam jënd wala jëndin ñan ñoo ci bokk bu fekkee da nga nekk ci benn biiru groupe am na ñu bëree ñoo xamante ni mën nañ ànd mën nañ bokk ci liy sabab ñu jënd ka njëkk ci ñoom mooy ka door jënd bi kan moo ko door man ak Cheikh Moubarak Wade ak Khalifa Diaby ak Matar Amassignan ak Chimère Wade ñu toog ñu jékki-jékki rek kenn ñu daan gars yi war nañu jënd sàngam kooku mooy cosaanu jënd la moom moo njëkk génne xalaatu jënd bi mi ngi mel ni nga nekk ci biir kër ñu toog ba rek kër gi kenn ne waa gars yi est-ce que duñ changer télé bi est-ce que duñ jënd clim ndax tàng na est-ce que duñ jënd chauffage ndaxte sedd na kooku moom mooy reenu jënd ga kooku moo ko sabab buñ jigee ci ki sabab jënd gi ki ko njëkk a xalaat kii reen ba kay cosaan la am na ñoo xamante ni bi mën nañoo amul dogal ci jënd ba mën nañ ne la jëndal sàngam wala mën nañ sax bañ ne jëndal sàngam wala jëndal nàngam mais ñoom seen doxalin dalay neex wala da nga leen di wóolu wala dañ lay saf nga bëgg a doxale nañuy doxale mi ngi mel ni Cheikh Moubarak Wade doon ku la neex doon ku lay influencer moom mu utiliser marque climatiseur LG nga ne man ko gisoon naa ci benn vidéo professeur Cheikh Moubarak LG la utiliser kon maa ngi utiliser LG Cheikh Moubarak newu la jëndal LG waaye yow dalaa neex moo tax nga bëgg a doxale ni muy doxale kon kooku bu bien que bokk ci groupe bi moom tamit mën na bokk ci lii sabab jëndin bu loolu weesoo mooy kii décidé mooy ki nga xamante ne bi moom moo naan fu ñuy jënde fan lañuy jënde lu ñuy jënd nuñ koy jënde kañ lañ koy jënd ak ban xeet lañuy jënd kooku moom mooy dogal ne dañuy jënd sàngam kooku tamit kenn mënu ko génn ci ñii bokk ci jëndkat yi bu weesoo loolu tamit mooy kiy jënd ki nga xamante ne moom mooy jël xaalisam wala moom mooy jël chèque wala moom mooy def virement am ka nga xamante ne bii mooy jaay jot ca jox la ñi nga xamante ne bii jox ko moom mi nga xamante ne mooy jënd kooku mooy ki jënd mooy ki xelli xaalis bi kooku tamit ci la bokk bu loolu lépp daje nag waaye jëfandiku ji wala waaye lekk ji wala waaye yàq ji waaye jëfandiku ji laay wax parce que bu njëkk économiste dañu wax ne jëfandiku de moom mooy yàq waaye jëfandiku doonatul yàq ginnaaw ñu ci ère du numérique li tax ma lay wax loolu mooy li tax ma ne la jëfandiku du yàq mooy su ma la joxee benn son MP3 mën nga koo utiliser 1 milliard de fois copier ko jox ko keneen mu utiliser 1 milliard de fois te du yàqu bokkut ak ab 16 wala benn boo xam ne danga koy lekk mu jeex
son MP3 lépp luy xeetu fichier numérique rek loolu mu nga leen utiliser te du ko yàq mukk. loolu moo tax man ne kon lawoon won ni na. kon ci tënk ñooñ ñi nga xamante ne bi ñoo bokk ci ñuy jënd waaye nag loolu jënd la ci wàllum man ak yéen ñi seetaan bu fekkente ne ab entreprise la wala organisation bu jënd day am yeneen xeetu jënd loolu xam naa ne beneen xeetu live lay nekk. bu ñu gëstoo ñi nga xamante ne bi ñooy bokk ci ñuy jënd ba pare wala ñi ko xamante ne bi ñooy constituer groupe jënd bi dama bëgg nag ñu ànd xool ñu ànd gëstu jéem a xool lan moo mën a influencer jënd lan moo mën a bokk ci liy sabab jënd wala ñàkk jënd liy influencer doxalinu jëndkat bi. tey su ma ne laa sëñ bi booy jënd ab télé lan ak lan ngay bàyyi xel booy jënd ab télé lan ak lan ngay bàyyi xel wala lan moo la mën a lan ngay bàyyi xel wala lan moo la mën a influencer booy jënd ab télé man nga ne ma marque ba mën na maa influencer ma ne waaw nam toll ma ne waaw ka koy liggéey ma ne waaw fa télé bi jëm est-ce que ci sama salle la jëm wala sama néeg la jëm wala néegu gardien ba la jëm wala feneen la jëm design télé nit forme télé bi ci mën na ma influencer ka koy jaay mën na ma influencer njëgg mën na ma influencer bu fekkee dama amoon télé bëgg changer télé tamit loolu mën na ma influencer bu fekkee dama nekkoon ab enseignant xëy ni nommé ma ministre loolu mën na influence ci sama jënd télé bu bees bi sama bëgg-bëgg est-ce que bëgg naa télé bi sama namm est-ce que namm naa jënd télé xam nga mën nga bëgg ca doo namm mën nga bëgg ca doo man am lu lay pousse ngir nga jënd télé bi maanaam am ay xeetu émission yu war a ñëw wala ay match yu war a ñëw wala ay événement yu war a ñëw yoo xam ne bëggoo koo tardé loolu tamit mën naa tax nga jënd ak tamit mën naa am télé ba nga yoroon daa yàgg nga bëgg lu gën a bees télé ba ma yoroon mooy télé yi nga xamante ne bii télé yu yàgg yara man damaa bëgg nag bokk loolu tamit mën naa tax mën naa sabab nga changé nga jënd télé kon ci gàttal buñ tënkee mën nañ ne liy sabab aji jënd yi di jënd bëri na waaye la koy influence tamit bëri na bëri goo xamante ni mënuñoo toog fii di ko lim kon dañ koy jéem a ranger ci juróom benn xeet bokk na ci xeet bu njëkk yi mooy li nga xamante ne bi ci yow la nekk su ma bëggee jënd yére man góor laa mën naa mën a kay nekk jigéen duñ bokk lu ñu bëgg parce que bokkuñu jëmm maanaam sama melo maanaam samay at sama dayoo ni ma toll góor laa wala jigéen laa ku ñuul laa wala ku xees laa sama kawar dafa gudd wala dafa ñuul loolu mën naa bokk ci li nga xamante ne bii mën naa influencer comportement au consommateur bu loolu weesoo am na leneen loo xamante ne bii mën na influencer comportement du consommateur mooy deuxième catégorie bi mooy li nga xamante ne bii mooy lépp lu xeetoog wàllu psychologie nit ki maanaam dañuy wax besoin maanaam bëgg wala namm motivation li may pousse ngir ma jënd li may sawarloo ngir ma jënd ak frein li nga xamante moom mooy décourager ngir ma jënd perception ni ma ko gisee ni ma gisee mbir mi samay valeur mooy man maay kan sama personnalité sama dayoo sama daraja loolu lépp mën naa wala sama waso loolu lépp mën naa nekk loo xamante ni mën na ma influencer man en tant que jëndkat bi bu ñu jógee ci loolu bi ñetteel bi mooy li nga xamante ne bi ci wàllu marketing la yow mi nga xamante ne bi yaay jaay produit yaa ko def muy sa produit ni mel lépp lu xeetu wala ci marque bi design bi caractéristique yi nekk ci produit bi njëg gi fañ ko jaay ak communication ba ngay def loolu mën na maa pousser
wala wala mu ne ma wala mu bañ maa sawarloo ngir ma jënd. Influence de situation mooy li teew dama ko jënd pour kan, dama ko jënd pour lan moo xew, lan moo am. Loolu tamit mën naa waral ma jënd nii baa ma jënd ne mën na influence sama comportement d'achat. jeexul, am na tamit nit ñi nga xamante ne bi ñoom laa dëkkal wala ñoom laa nekkal wala ñoom laa bokkal. nit ku ne da nga ne ci ay biir sa biir nawle, sa nawle yooyee mën nañ ne la jëndal sàngam wala bul jënd sàngam. ci kër nga ne mën ngaa jënd sa ndey na la ah bul def lii ëpp na, wala defal lii moo tax ne. sa rakk mën na la conseiller, sa nijaay, sa maam, ku ne mën na jox xalaatam ci jënd bi ngay jënd. kon sa waa kër, sa waa barabu liggéeyukaay, sa waa classe ba ngay jànge mën nañ la influencer. ñooñu da ngaa bokk ci ñoom, loolu la ñuy wax groupe d'appartenance. am na ñoo xam ne bokkoo ci ñoom, dañ laa saf, dañ laa neex. équipe de football boo xam ne dañ laa neex, wala benn mbooloo moo xamante ne bii dañ laa da seeni mbir saf na la. ñooñu tamit nañuy doxalee mën nga am nga doxalee ak ñoom. est-ce que yéen a may dégg? kon ci tënk, li nga xamante ne bii mën na influencer comportement consommateur mën na aju ci wàllu waso, xam li nga culture, maanaam culture nit ki, wala mën na jóge ci marketing ba, wala mën na jóge ci moom, wala mën na jóge ci li nekk li xew, wala mën na jóge ci ñeneen ñi, wala mën na jóge tamit ci li nga xamante ne bii ci wàllu psychologie am la, wàllu psychologie doomu aadama bi. ci wàllu psychologie googu laay doore. dinaa ci développé ñett bi ci njëkk mooy, ñett yooyu mooy bëgg. bi ci topp mooy namm. dinaa wax tamit ci doxalin, maanaam attitude. fi laa tëjee live bu tey bi. beneen yoon nag ma ñëwaat nag jéem a làbb li développé fas yéene na fi nekk dootuma fi gëj. bëgg xanaa nag nit ki du jënd lu mu bëggul. nit ki lan lay jënde lu mu doyewul dara. maanaam dafa am ay borom xam-xam yu bëree yoo xam ñoo liggéey ci wàllu besoin, wàllu bëgg nit ki. kiñ ci gën a ràññee nag mooy Maslow. Maslow nee na saa su ne nit ki di am bëgg yu bëree. fi mu nekk nii ma toog, fi ma toll nii man sama wàllu bopp, bëgg naa live, bëgg naa lekk, bëgg naa naafila, bëgg naa woo kenn diw ak diw. Maslow nee na nag nit bu amee besoin yu bëri da leen di ranger, xool yi ko ëppal njariñ ak ya gën a néew njariñ. su ko defee day commencé yi nga xam ne ñoo ko ëppal njariñ, bu ko saafara ba pare daal di ko jàll ci yeneen. su ko saafara ba pare besoin ba day disparaître ab diir, mu mën a jàll ci yeneen besoin yi nga xamante ne bi ñoo ko ëppal njariñ. loolu la Maslow wax. Maslow nee na bëgg nit juróomi xeet. bëgg yi nga xamante ne bii mooy bëgg yu aju ci wàllu dund, lépp lu nga xam ne dafa jëm ci wàllu dundu nit ki, boobu mooy 1. bi ci topp mooy besoin besoin jàpp ci wàllu kaaraange nit ki. bi ci topp mooy besoin boo xamante ne bii mooy nit ki dafa bëgg ñu yëg ko, bokk ak i nit. bi ci topp mooy foofu sax mooy wàllu yëg sa bopp, ñu yëg la, jox la cër. voilà, besoin joxe cër. nit ki dafa bëgg ñu jox ko cër. bu jàll nga mooy besoin xam mooy ci gën a kawe, mooy besoin maanaam def lu kenn defut, wala maanaam besoin moom la mën naa wax besoin nangi quoi. boobu moom mooy fa la besoin yam. loolu la Maslow wax. Maslow nee na besoin yi juróom lañ. da ko def ci maanaam ci wàllu pyramide, ab pyramide affaire bi mel nii.
nee na boo koy lire moom li mu def da nga koy tàmbale suuf jëm ci kaw jale ko ci besoin yi aju ci wàllu dundu nit ki ba ca besoin yi nga xam ne moo gën a kawe muy besoin de réalisation bokk na ci besoin maanaam bëgg-bëgg yu jëme ci yu xeetu ci yu aju ci dundu nit ki mooy di lekk di naan di noy di sëy loolu mooy bokk na ci ay besoin wàllu dundu nit ki yi ci topp mooy wàllug kaaraange besoin kaaraange merci besoin kaaraange bokk na ci kaaraange nga am ab gardien am ak kër am xomb am buntu am compte ca banque ba am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom seen kaaraange dafa dem ba ci am ak njaboot ngir bu ñu amee njaboot gu teel leen noppal wala nga am ab xaj ci kër gi boo xamante ne bi ku ñëw nar laa gàllankoor wala nar laa teg ay jafe-jafe mu jëflanteeg ñoom loolu ci wàllum kaaraange la bokk. besoin nga ci topp mooy besoin bokk ak i nit besoin sociaux bokk na ci besoin yooyu bokk na ci bëgg-bëgg yooyu nga ne man damaa bëgg a sant nangam naan lu doy waar la damaa bëgg a bokk ci daayira sàngam damaa bëgg bokk ci association sàngam damaa bëgg jàng ci école sàngam loolu ay bëgg-bëggi ànd ak say nawle la ba ci topp nag mooy boo ne say nawle ba pare da ngay bëgg ñëw ci boppam ñu jox la sa gëdd ñu xam yaay kan yow tamit nga xam mooy kan loolu mooy besoin d'estime de soi et besoin de l'estime des autres gis ngeen besoin estime googu dafa dem ba tey jii jaral na ñenn ñi ñuy dem bay seeni yaram ñu koy defaraat nga doon maanaam jigéen dem ba say wenn di lang wala nga ras nga ne damay defi chirurgie ngir ñu jox ma gëdd wala ngir ma gën a xam man maay kan bokk na ñeneen ñoo xamante ne bi tamit buñ koy def ci li ñuy utiliser seeni oto wala seeni kër wala fi ñuy dem vacances wala xeeti réseaux sociaux yi ñuy bokk sax day dem ba ci am ci xeeti besoin yooyu bokk ci réseau social kooku mi ngi mel ni bi ma waxoon léegi mooy troisième besoin mais dem ba bokk ci yenn xeet yi di jël yenn dogal yi di am ay nombre de famille wala yenn nombre d'abonnés yi loolu foofu moom besoin d'estime ngay dugg na foofu nekkutoo un besoin social mais foofu besoin d'estime ngay boo da ngay bëgg ñuy jox la sa cër waaye man de sa waaye am naa nangami abonné am naa nangam loolu besoin loolu besoin d'estime la boo demee nag ba loolu lépp daje Maslow ne da nga dem ci li naan les besoins supérieurs mooy ou bien le besoin supérieur mooy besoin de réalisation de soi foofu nag moom moo ngi mel ni nga ne damaa bëgg a tabax ab dëkk bu bees gis na ñu koy dafa xew léegi tabax dëkk boo xamante ne bii amul fenn dëkk boo am xaalis ba loolu ci besoin yooyu la bokk wala nga damaa bëgg a wër adduna bi wala nga damaa bëgg a bokk ci yenn compétition sportive yi wala nga jënd yenn xeet yi ngay jënd dem ci yenn galerie di jënd yenn xeetu objet d'art yenn yu jéggi dayoo loolu ci besoin yooyu la bokk Cheikh Moubarak maa ngi lay nuyu di nuyu Ibrahima Dia ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre tey dama ñëw rek jékki-jékki bette parce que waxtaan bi dafa yàggoon il fallait ma def ko mu nekk beneen tàmbali bu bees loolu mooy xeeti besoin Maslow na dane foofu nag la ñu bëri d'accord ak ñoom Maslow dane besoin yi ci kaw balaa saafarawu besoin yi ci suuf dañoo saafarawu maanaam buñ jëlee li Maslow wax mooy nit ki fii ak lekkut fii ak amul kiiraange du dem mukk du yéeg mukk ci maanaam am ku ko yëg wala ku ko jox cër foofu nag man ànduma ci ak moom gis nga nit ki donte da ngaa xiif wala nga mar sax da ngay soxla toujours ku la jox cër lii firnde li mooy boo xiifoo na xiif ba bëgg a dee am na yenn xeetu ndimbal yoo xam ne bu ko naree dimbal nar laa toroxal dee da la koy gënal nga dund kon foofu Maslow jum na njariñul pyramide Maslow daal mooy yow mi nga xam ne da ngay def marketing xamal ne dafa am besoin yu suufee am yu kawe su la neexee ne yow nga ne man sama produit bii kat day satisfaire besoin ca kaw a kaw
su boobaa dina neex a dégg. wax naa wàllum besoin dama bëgg waxtaan nag ci wàllum motivation mooy li nga xamante ne bi moo may xeertal ngir ma jënd. contraire bi mooy frein li nga xamante ne damay décourager ngir ma jënd. motivation am na tamit ñu ci liggéey waaye ñi may xamante moom laay tànn waxtaan bi mooy ñi nga xamante ne juróomi xeeti motivation moom wala ñetti xeeti motivation moom. am na motivation day tax rek nga bëgg am sa bànneexu bopp maanaam xëy parfum bu neex dem tëdd hôtel yu neex di lekk lu neex loolu moom mooy sa nga maanaam sa bànneex voilà loolu mooy motivation hédoniste. boo jógee ci motivation hédoniste dafa am loo xamante ne bii bi yoon ngay fàtte sa bopp jublu ci nit ñi ngay def lu neex nit ñi ku mel ni Sanu Ndiaye maa ngi koy nuyu moom day dem nga xam ne day dem ci ñi nga xamante ne bii dañoo am ay jafe-jafe mën nañu ci dimbale kooku moom day wër bànneexu nit ñi kooku ay motivation oblative la. kon maa ngi leen di nuyu di sabablu di rafetlu liggéey bu rëy bi nga xamante ne bii def ngeen ko ci Ramadan maa ngi koy suivre bu baax a baax. bu loolu weesoo am na ñoo xamante ne moom dañoo bëgg gi mooy ñi nga bëgg ñi bëgg ñu leen gis bëgg ku la gis tax ngay dugg ci loo ngay dugg ci hôtel yu ngay dëkk ci hôtel yu cher di luye ay bateau di dugg ci yenn xeetu avion yi di jënd yenn xeetu téléphone yi donte amoo sax njëgam mais da nga ko bëgg rek ngir gis leen ma wala nga jël yenn dàll yu cher yi wala yenn parfum yu cher wala nga dugg ci yenn luxe yi. loolu mooy besoin yoo xam ne mooy motivation gis leen ma. kon am na ñoo xam ne dañuy wut ngir seen bànneexu bopp ñoo xam ne ngir bànneexu ñeneen ñi la am ñoo xamante ni bii nag ñoom li leen sabab mooy wanewu voilà loolu mooy moo bi gën a adapté. su ma jógee ci loolu am na yeneen xeet yoo xamante ne motivation ñaar la mooy motivation bi nga xamante ne bii dafa tege ci yoon dafa tege ci xel am boo xamante ne bii xel lalu ko rationnel ak irrationnel. tey bu ma nee man damay jënd produit bi rek parce que damaa saf tegewut ci xel waaye su ma nee dama ko jënd parce que produit bi kat su ma ko jëndee dinaa yaxanal foofu na yaa ngi bëgg indi sa xel loolu c'est rationnel. am na beneen classification am na ñoo xam ne dañ ne motivation ñaar la mooy motivation bi nga xamante ne bii dafa général dafa yaatu nga ne man dama bëgg a jënd ndox dama bëgg a jënd ndox ba caa nga ne nag léegi marque sàngam laa bëgg a jënd wala laay jënd. am na beneen classification am na ñoo xamante ne dañ ne motivation kat bëri na waaye ñett mën na ñooñu laa gën a àndal ñi nga xam ne dañ ne dafa am ñetti xeetu motivation bu tegee ci xel mooy rationnel, motivation hédoniste mooy sa plaisir, ak motivation éthique lii sabab nga def dafa nekk loo xamante ne bii da nga bëgg a def lu jaadu wala lu aw yoon wala lu baax wala lu defu. tey man nga ne man tey duma damay jëfandikoo produit yoo xamante ne bii Sénégal lañ ko liggéeyee wala ngay julli nga ne man ka julli laa am na produit yoo xam ne duma ko lekk damay jënd produit yoo xam ne dañoo am label halal loolu c'est éthique. motivation yi nag ci wàllum tubaab dañ ne ginnaaw bëri na dañ koy tënk noo xam dina neex a jàpp mooy mémotechnique am mu tabaakan defoon na ci benn live. am na ñoo xam ne SONCAS la sécurité, orgueil, nouveauté, confort, agent, sympathie. am ñu ne SABON la sécurité, affectivité, bien-être, orgueil, nouveauté économique. am ñu ne biaison la et cetera. Il y a beaucoup de am na ay xeet yooyu mais loolu taxul ñu jug li gën a xam mooy ñu jàpp ne loolu mooy motivation yi. frein mooy li nga xamante day tax da lay décourager ba doo jënd moom it bu ñu ko tëkkee ci bi ma mujj classification mën nañu wax frein yoo xamante ne bii hédoniste la. yoo xamante ni bii rationnel la am yoo xamante maanaam ci wàllu éthique la. frein yi tamit am nañu ne frein ay xeet la
liñ la tere yàllaa la ko tere wala règlement wala loi réew moo la ko tere loolu dina sabab doo jënd wala doo def doo doxale nen liñ la tere li nga ragal ah lii kat dama ko ragal jënd parce que mu ko jëndee nangam ak nangam ak nangam am na ñoo xam ne daan la man duma lekk lu am lu niin parce que damay am yaram wala am ñu la man kat ah dama ragal avion am ñu ragal oto dañuy dox par exemple dama ragal tax na dina tax doo jënd am na tamit jomb lii kat jomb naaw man kat fi ma bokk tax na am na loo xamante ne bii xalaatuma ko bokk naa foo xamante ne bii xalaatuma jënd produit boo xamante ne bii teguwut ci yoon xalaatuma jënd alali sàcc kon loolu mooy li lay tere nga jëf wala nga doxale na ni su ma jógee nag ci frein nag ma jógee nag ci wàllu mu tabaa maa ngi lay nuyu bu baax a baax tey man damaa bette quoi dama lay introduire pour suba nga ñëw làbbali gaay li ci topp nag mooy doxalin xam nga marketing dafa nekk lu doy waar loo xam dafa am mu bëri ay jumtuwaay yu bëri boo xam ne bi ci gën a neex wala bi ci gën a nit ñi gën a safoo moo doon publicité boobu rek ñaare day agir ci li ñu naan attitude moom laa tudd ci sama waxtaan bi may def nii doxalinu doomu aadama doxalin googu dafa am ñu ne doomu aadama yi day gëstu d'abord balaa jënd day dem wuti ay information gëstu ji man damaa bëgg a jënd ab ordinateur damay dem wuti ay information xool fan lañ koy jaaye xool fa koy jaaye xool li ñuy jaaye xool caractéristiques yi loolu day dem recherche information yi bu recherche information yu doy mu dem jëndi bu jëndee jëfandiku la ca topp mooy bëgg wala bañ am na Ibrahima Dia mi ngi may laaj ne ma cognitif conatif ak affectif Ibrahima loolu laa lay tënkal foofu attitude boobu mooy doxaluñu nit ki ñett la xam jënd bëgg wala bañ cognitif conatif affectif mooy li nga wax waaye nag en fonction de li ngay jënd loolu day inversé wu xam jënd bëgg am na foo xam ne marketing bi day liggéey ba doo jël temps pour xam da ngay jekk rek jënd boo jëndee ba pare nag doo nga xam boo xamee nag bañ wala nga bëgg xam jënd bëgg bi jënd xam bëgg la ñi jàng marketing ci nasaraan maa ngi toll ci li ñuy wax la hiérarchie des effets voilà ñoom xam nañ fi may wax am na feneen foo xam ne moom da ngay bëgg jënd xam bëgg jënd xam bu fekkente ne bii produit non impliquant la boo xam ne moom nekkul lu am solo mën ngaa bañ a jënd am information da nga ñëw rek jënd bëgg xam kon mi ngi noonu bëgg
jënd xam jënd bëgg jënd xam mu nekkoon benn live surprise bu ma indi woon rek ngir xamal ne fi nekk ni moom jekk nañ macha allah xam naa ne ngeen ñi dinañ ne suñ sekk moom bi koor gi commencé ba léegi dégguñu ko waaye doo comme ni ma leen ko wax rek ci départ bi nekkutoon sababu koor wala dara dañu nekkoon ci ay yeesalaat bagage yi xamaat ginnaaw dañu nekk ci loo xam ne day jëm kanam day évoluer mu bëggoon ko gën a peek te moom macha allah jàppale ne daal live moom luñ ci bëgg a def mën nañ ko luñ ci nam mu def nañ ko voilà comme ni ngeen am na yu bëri tey on peut faire ce qu'on veut mën nañu utiliser tey 5 caméras ay zones yu bokkul wala ay zones yu bokk moom laa bu ngeen xoolee moom laa jéem a expérimenté ni mën nañ def lu ñu bëgg daal ci wàllu live waaye nag comme ni ma du tax ñu bàcc loxo yi fu ñu toll rek dañuy gën a gëstu di gën a xalaat ngir gën a xarañ ngir man di leen jox li ngeen bëgg na ngeen ko bëggee maa ngi sant ñi ma doon seetaan di gërëm it ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi du ma lim kenn xam ngeen leen di leen jox rendez-vous demain su fekkee si Moujtaba day ñëw dinañ jokkoo léegi maa ngi moom bu du ñëw semaine prochaine incha allah bu ñu naanee ndox ñu jéem a dooraat liggéey bi di ko defee nañ ko daan defee ci gën ngaa selli doxalin kon nag lii introduction loolu ci comportement du consommateur dinaa ko reprendre nag li ma def tey parce que maa bett nit ñi àggale ko ci ay émissions yu bëri parce que fa sutuma yéene di def ay émissions yoo xam da ngay ñëw tàllal dañuy dugg ci biir du ko toj ndànk ba ñu xam li aju ci loolu lépp xam ne bu ñu ca paree kenn du ci dikkaat voilà kon loolu mooy doxalin bu bees bi maa ngi ñaanal ñëpp koor bi ñu nekk suñu borom nangul ñu suñuy koor jéggal ñu suñuy bàkkaar may ñu xewal yaatoo may ñu wër talak fekk maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf